salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant dellusiwaat fii rek ci seen émission li nga war a xam tey ma teew fi nekk ak ndaanaan gu mag koo xamante ne kenn dootu ko présenté mu tudd monsieur Abdoulaye Sall mais ça fait 7 ans nag bi mu fi jógee dellu Sénégal waaye bi mu fi nekkee daana yëngatu ci li jëm ci immigré yi daana leen jàppale ci lu bëri li dem ci Kessoura dem li ngeen xamante ne aussi mooy association yi ak préfecture waaye terewul nag depuis 7 ans nag dafa dellu Sénégal te bi mu delloo Sénégal nag dafa taxawal société am lu jëm ci tourisme taxul mu bàyyi nag ñi ngeen xamante ne ñooy ay mbokkam immigré sénégalais yi nekk fii ci Italie ba tax na dafa doon continuer toujours rek di leen di jàppale ci li ngeen xamante ne mooy jëm ci ambassade Italie bu nekk Sénégal li jëm ci traduction lu jëm ci légalisation ak yeneen te dinañ dugg nag ci waxtaan bu bëri lu yaatu tamit lu jëm ci problème mu légalisation yi lu jëm ci nulla osta lu jëm ci nationalité yi lu jëm ci aussi li ngeen xamante ne nag mooy problème mu voyage yi ak yeneen ci biir waxtaan yi dinañ gën a dugg ci biir ma bàyyi ko de mu nuyoon teg téléspectateurs yi sëñ bi nuyu lañ la. soxna Sophie ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu waa diaspora bi yëpp di leen gërëm aussi tamit yàgg vraiment gis seen liggéey mu rafet trop di gis gars yi fii jaar yëpp tey ñu ñëwoon Italie ngeen invité ñu ñëw jaar fi aussi pour baaxee leen ay information yu bari yu nga xamee ne ma nga Dakar comme ni ñu ko xamee rek comme ni ñu faral di ko defee si Dakar ak si Facebook ak lu bari daal donc question yi daal xam naa ni tey dinañ si dugg wax yu bari jafe-jafe yu bari yi ñuy am yi si ëpp yu nga xamee ne bari na suñu communauté bi ñu mën si leeral daal yu bari maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup monsieur Abdoulaye Sall gannaaw bu mu nuyoo ba pare rek dañuy jàll rek li tax ñuy jóg tey muy problème immigré yi ñu ciy waxtaan bu baax te moom am ci xam-xam xarañ ci lu baax te di ci jàpp bu baax a baax ba tax na ki ngeen xamante ne mooy ambassadeur Italie bu nekk Sénégal da ko wóolu ndax xariñam kon bokk monsieur Sall dafa am lu ma la bëggoon njëkk laaj rek tax tey dañ ciy dund lu yàgg lool mooy li jëm ci problème mu nulla osta yi ak visa yi lan nga ma mën a wax ci problème yi immigré yi di jàpponteel foofu ci ambassade Italie bu nekk Sénégal. soxna Sophie nulla osta yi ak regroupement familial yi bon ma si laajee war nañ si mën a waxtaan lu bari li si ëpp ñu si bari du ñu waajal seen bopp dañuy defar seen nulla osta rek ba ñëw Sénégal doo ko gis difficulté yi si gën a ëpp yi si nekk li ma la si njëkk a xarañ wax rek mooy di nulla osta bala nga koy defar war nga xam sa certificat de mariage ak sa jabar est-ce que enregistré nañ ko ci mairie parce que ñu bari ci ñun seeni certificat de mariage enregistré wuñu ko dañ doon nekk ay certificat de mariage yoo xam ne da nga toogoon fii rek yónnee ko ñu defaral la ko bu dee defar nga nulla osta ba pare ñëw ñu ne la certificat de mariage bi enregistré woon ko ci mairie bi problème la sa nulla osta da ngay risqué nga ñàkk ko parce que enregistrement certificat de mariage sinon da ngay delluwaat tribunal pour uti jugement de mariage am na aussi tamit ay difficultés yu ci am mooy ñu bari dañuy am doom te sëyuñu ak yaayu xale boobu noonu si ay këyit te loolu boo xasee am nulla osta ba pare te amuloo mariage ak yaayu xale ba dafa waroon fekk avant ngay am nulla osta nga dem tribunal uti ji liñ naan administration légale yooyu yëpp ay difficultés yoo xam ne mi ngi si communauté bi gis nañ si aussi ñu bari comme ni ma la ko waxee seen i extrait de naissance yi nga xamee moom la ñuy leen di laaj comme copie littérale acte de naissance enregistré wuñ ko si mairie mu nekk ay difficultés yu bari yoo xamee ne donc li ñuy wax mooy képp koo xamee ne da nga bëgg a defaral sa jabar wala say doom nulla osta vérifier ba pare est-ce que say extrait de naissance doom baax na mooy enregistré nañ ko ci mairie bi est-ce que sa certificat de mariage baax na est-ce que enregistré nañ ko ci mairie bi ba pare su dee yooyu yëpp am nga ko nag nga doog a dugal sa nulla osta ndax nulla osta bu xasee dugg rek c'est fini. waaw comme li nga wax nii rek fa laay jëlaat rek fi nga naan affaire certificat de mariage mais monsieur Sall est-ce que nit mun na defal certificat de mariage nga nekk fii ñu lay defal certificat de mariage au niveau du Sénégal est-ce que loolu lu légal la. non loolu moom légalul bari na ci communauté bi ñu koy def trop mais loolu légalul ndax certificat de mariage ñaar ñoo ko war a signé. dama lay jox rek lenn comme li nga wax ne légalul tey jii mën nañ laa signer nga nekk fee clé signé monogame wala mu signé ne bien yéen a ko bokk yi ñaar. ñu enregistré ko nga yóbbu ko ci mu ñëw ba fii. donc loolu mu nekk ay problème yu mag c'est parce que un mariage contrat la bu nga xamee ne borom ko koy signé war naa xam la muy signé lan la. te loolu daf siy am parce que ñun chaque jour ñu gis ci ay nit yu nga xamee ne indi nañ seen jabar ba fii. après mu indi ay problèmes yu mag a mag certificat de mariage soxna Sophie ku nekk fii mënuloo ko defarlu yónnee rek ñu defaral la ko teewul ci yoon te nekkul lu nga xamee lu valable la. bari na nag suñ communauté bi ñu bari ñu koy def mais bari na aussi ten ay problèmes yu si am certificat de mariage ñaar ñu ko seq ñoo war a dem si mairie ba bi ñu demee si bu dee dañ ko yeexoon a def sax am na procédure
pour defar ko am na procédure yu nga xamee ne mën nañ ci jaar dellu parce que da ngay dem si mairie ba ngeen bëgg enregistrer ngeen def noonu inscription dem tribunal jox leen jugement de mariage ngeen dem enregistrer ci ko donc am na possibilité pour defar ko même bu dee yeex ngeen ko def seulement que li nga wax moom feebar la bu nga xamee ne mi ngi suñu biir ñu suñu bari te am na ay conséquences. kon ça veut dire usage de faux la ñuy def daal. baaxut. waaw mais colpo bi ñan lañ ko mën a jox ñi nekk Sénégal ñi koy defar wala ñi nga xamante ne ñoo koy demandé. mais ñoom kii responsable bi dëgg mooy ki nekk fii di ko defarloo. parce que moo xam ne amul mariage yónnee pour ñu koy defaral mariage moo nekk premier responsable parce que Sénégal moom boo yoree sa xaalis la bëgg ñu defal la ko donc loolu ki nekk responsable mooy ki nga xamee ne moom tey ji suba gannaaw suba boo amee ay daan yi ñu dugal ko foo xamee ne baaxul moom mooy ñàkk ay kayitam. mën nañ ko say dénoncer lépp a ngi si moom mooy responsable. waaw comme ne fan yi nag moom dañuy jàll rek ci li nga xamante ne rek mooy citadinanza yi ndaxte moo lëmb dëkk bi ku am citadinanza ba pare su bëggoon indi njabootam tey nan lay def fan lay jaar parce que en général da ngay gis ku am citadinanza pare bëgg indi njabootam mu am ay problème lu waral loolu. soxna Sophie loolu dama si laajee dinaa si mën a tontu lu bari ñi am citadinanza problème yi ëpp yi ñuy rencontré mooy ñu si bari bu ñu bëggee indi seen jabar dañuy yaakaar ne comme nulla osta ñu koy defaree lañ koy defar déedéet citadinanza boo xasee signé décréto citadinanza ba pare première chose bi nga war a njëkk a def rek mooy def transcription mariage sa jabar. c'est-à-dire que transcription mariage sa jabar loolu lu am solo la am na ñu fi nekk sax ñoo xamee ne dañ fi nekk ak seen jabar te defuñu ko te loolu moom mooy firndeel ne yow mii italien nga sa jabar. c'est beneen xeet la ñu enregistré comme ni ñuy enregistré résidence comme ñun ñëpp ni ñuy identifié fu ñu tàppee sa tur sa cognome et nom xam ne yow say conjugato kon telle personne donc nga doog a mën a def regroupement familial même bu dee mi ngi fii aussi tamit nga obligatoire soo amee citadinanza sa jabar fu mu mënti nekk si àdduna bi da nga war a def transcription de mariage transcription mariage ni ñu koy defee mooy su dee sa jabar a ngi fii mën nga dem defi ko directement bu dee mi ngi Sénégal da ngay jël sa certificat de mariage yóbbu ko ambassade Italie légaliser ko yóbbu ko sa commune de résidence def sa transcription mais attention am na commune yu bari yoo xamee ne ay polygame dañ koy bañ a enregistré attention donc am na ñu bari aussi dañ naan la demal sa dëkk nga enregistré ji ko foofu am na commune yu bari loolu te nekk na ay problème yu nga xamee ne des fois ñu gis si yu bari quoi. am na si yu nga xamee ne moom communes yu bon yi dañ koy bañ a enregistré naan polygamie ñoom duñ ko accepté. kon ça veut dire ku am citadinanza waroo am polygamie monogamie nga war a am. am nañu benn documentation bu nga xamee ne mën nga ko dem jëli ambassade Italie wane ne sa certificat de mariage polygame boobu pour Sénégal rek la mais du pour fii. du pour fii mënoo ko utiliser fii donc loolu am na si loi Sénégal soo demee consulat wala ambassade ñoom dañ lay defaral papier bopp donc loolu amul benn problème. waaw ku am sa citadinanza moom parce que damay dégg toujours nit ñi naan mun nga indi di mun nga ndey ñan nga war a mën a indi. très bien laaj nga question bu nga xamee question bu je crois que ni moo gën a nekk feebar bu nekk suñu biir citadinanza italiana soo ko amee ñi nga mën a defal. invitation ñenn kese la mooy sa yaay sa papa sa doom mooy de 21 ans loolu mooy doon regroupement familial direct kooku moom mooy primo grado donc ñu dem si secondo grado mais am na sa goro am na sa doomu jiitle loolu ten primo grado la sa doomu jiitle par exemple moo xam jëkkër la wala jabar doom bu nga xamee amoon na ko te bokku leen koy kooku mën na ko indi bu dee yow mi am citadinanza mën na indi aussi tamit ay gorom mais mën na indi aussi tamit secondo grado rakkam mën na indi rakk magam ñi mu mënta indi mooy ay xarit ay cousin ay doomu ndey ay rakk jabar non te loolu dañ ciy gis jafe-jafe yu dul jeex Sénégal am na si ñu bari ñoo xamee ne démarché dañ naan la garaawul yàlla baax na rek nga dugal ko mais loolu moom kenn duñ la si may visa amul kenn ko ci mën a may visa ay jarbaat ak yooyu yëpp bokk ci daal jarbaat bokk si rakku jabar bokk si xarit bokk si kenn bokk si ñu si bokk mooy ñi ma la wax ne dama la koy limalaat nga dégg primo grado bi mooy jabar doom mooy de 21 ans doom mën na dem ba 21 ans nga defal ko regroupement famille jabar jëkkër papa yaay mais même yooyu aussi tamit papa ak yaay am na procédure am na deux façons procédure am na bu nga xamee ne dañ koy def regroupement familial directement am na bu nga xamee visa tourisme la donc yooyu yëpp ñaari xeet la yoo xamee ne dañ benn bi nga xamee ne da nga bëgg a def regroupement familial direct bu dee sa yaay ak sa papa amuñu certificat de mariage da ngay def beneen bi muy vie bu nga xamee da ngay demander tourisme ne sama yaay ak sama papa dafa may seet si su ñëwee nga transformé ko donc ñooñu kese nga am droit invité su dee da nga yore passeport italien donc je répète que ni sa rakku jabar sa jarbaat sa mag ak sa rak mën nga leen invité mais moo gën a compliqué encore parce que visa tourisme lay doon
mën nañ ko rejeter aussi tamit mais lu si bari bu jaaree yoon ñu may la visa amul benn problème. ok loolu leer na moom kon ñi nga xamante ne xamuñu ko woon dina leer si seen bopp waaye am na leneen loo xamante ne tamit jànkoonteel nañ ko fii mooy problème mu xale yi di voyage di jóge Sénégal di ñëw lan nga ma mën a wax ci ñooñu. voilà problème mu xale yi xam nga y a 2 ans amoon na fi ay problème ñun daanaka sax suñu live Facebook yi loolu moo ko gënoon a njëkk a indi donc bi ñu leen fi bloqué Dakar seen vacances yooyu mu nekk ay permis de séjour allégato yu nga xamee ne moom lañ jox xale yi fii xam nga permis de séjour yooyu nag changé nañ ko léegi mais ñu si bari ba léegi demuñu ajourné ji seen permis de séjour te xamuñu ko aussi tamit ba tey ji problème yooyu mi ngi law Sénégal ba léegi da ngay jékki-jékki gis ni la wala aéroport maa ngi aéroport nee nañ ma du ma embarqué lu ko indi mooy dafa am compagnie yu bari yoo xamee ne du ñu nangoo embarqué xale yi am moins de 14 ans bu ñu àndul seen yaay bu ñu yoree allégato minoré ne mooy bu xaw a weex bi boobu noonu ku ko yoree avant 14 ans war nga gaaw ñëw Italie te ñu si bari dañu am 16 ans wala 17 ans nekk Sénégal am na si nag agence yu nga xamee ne par exemple comme lu mel ne yenn compagnie nangu nañ ko mais dañuy dem ba si biir ñu ne nangootuñu ko ndax dafay am ñu nga xamee ne suñu biir dañ doon jël ay JP la ñu jël xale yi indi leen ba aéroport sànni leen fa mu nekkoon ay difficultés yu mag léegi nag boo ñëwee ba aéroport bëgg a embarquer xale bi bu ñu bañee dañ naan la demal ñaani visa loolu tan mu nekk problème soo fi parce que soo demee di ñaani visa xale bi jàngawul fii kastura bu ñu tàppee ne xale bi nekkul fii depuis 1 an 2 ans dañuy nangu dañuy ñeego séjour bi mu nekk casino beneen aussi tamit beneen casino day fekk ñu kante la résidence am wala non def c'est-à-dire xale ak magas yëpp a yam fii ku fi nekk am carte séjour plus de 1 an waroo ko toog foori de l'Italie su dee permis de séjour nga am 6 meses yi waroo ko toog foori Italie amul xale amul mag donc ñoom bu dee da nga bàyyi xale bi mu nekk Sénégal léegi nga bàyyi ko fa ay ati jàngu fi amu fi résidence ñu ñëw aéroport ñu ne la du embarqué nga dem ne da ngay dugali visa soo koy dugal donc boo amul chance trop boo dajee casoro bu nga xamee ne casoro bu bon la dañuy rejeté pratique bi moo tax loolu aussi tamit ñu siy ñaax suñu mbokk sénégalais yépp ñi nga xamee ne par exemple dañu bàyyi seen doom yi Sénégal te amaguñu 18 ans il faut que ñu informé wu parce que am na yoo xam ne mënuñu ko wax si kaw mais am na lu ñu mën a waxtaanee si suuf loo xamee ne xelal la ne la defal nii defal na la mais hors la loi la quand même waaw hors la loi la te loi bi fii si Italie nanguwu ko da koy tere ba moo tax ba compagnie yi ñoom ñëpp jël seen distance ku si ëppal 14 ans te yore allégato minoré ne yooyu noonu duñ la jël si boppam bu dee nag da nga ko am moins de 14 ans dañuy laaj sa yaay ak sa papa ñëw accompagner la mais bu dee dañ la jël nag boole la ak hôtesse nag mënut a nekk mënatul nekk loolu bu dee allégato minoré nii nga yore déedéet mënul nekk même bu dee da nga am autorisation parentale pour ànd mënut a nekk dara mënatul nekk déedéet donc say parents rek ñoo la mën a accompagner séjour bi daal waaw d'accord li jëm ci li nga xamante ne aussi comme légalisation yi parce que gis nañ ne nit ñi dañuy bëgg def légalisation ay documents mais day retarde trop te boole ci nag am na ñoo xam ne sax da leen di jaral sax jël seen document bañ ko légaliser ci ambassade bi indi ko fii directement di ko yóbbu ci préfecture yeeg yooyu loolu moo mën a wax ci loolu. waaw loolu nag indi nga question bu nga xamee ne chaque jour dama koy wax ambassade ak consulat yi nekk fii amuñu droit légaliser document loolu dama ko wax naa ko waxati ko tey dinaa la ko gën a waxat encore légalisation suñuy document yiy jóge extérieur seen ambassade yi nekk moo xam Dakar la Casablanca wala Nigeria wala feneen ñoo am habilité pour légaliser préfecture yi non consulat bu Milan non ñu si bari nag ñu ngi si fayeeku xaalis bu dul bari loolu hors la loi la ku si guardia finance jàpp di nga fay loo si mës a jël rek di ko fayeeku mën nañ ko jëlaat parce que day wone ne mi ngi mel ne ni ma la waxee tey jii ma ne am naa 5 doom wiiri na la 7 doom 8 doom te ñoom it ambassade Dakar légalise uñ document boobu donc loolu baaxul amul légalisation bu nga xamee day jóge Sénégal di ñëw fii rek dafa war a jaar ambassade Italie ñu tamponné ko ñoom ambassade Italie Dakar tamponné ko mu doog a valable bon am na nag lu bees tàq lu fa xew loo xamee ne lundi mën naa la wax ne exclusivité lay doon pour yow lundi bii di ñëw nii la ñuy commencé léegi ambassade Italie Dakar lépp légalisation yi di ko def online donc mën nga toog Italie fii dugg si biir internet bi jël appuntamento légalisation ndax kooku mooy aussi dafa nekkoon casse-tête ñun bi ñu demee Sénégal aussi nekkoon nañ fa di si xeex bu métti ba démb lañ ma bind benn email ñoom ambassade di ma ko informer ne ma léegi il faut que ma informer Sénégalais yépp wax leen ne leen kuy jëlati rendez-vous ambassade Italie
si biir Wetikol benn agence lañ ko joxoon Wetikol da nga daan chargé sa téléphone 5000 ba 10 000 francs mën nga wootee te doo leen jot mukk si àdduna ñu koy kaas ak ñoom di ko kaas léegi nag changé nañ système bi à partir de lundi bi ñu nekk nii ku bëgg a jël rendez-vous pour légaliser ambassade Italie online nga koy jëlee online donc mën nga ko jëlee à partir d'Italie mën nga ko jëlee à partir de Sénégal mais il faut que nga dugg si système bi enregistré wu pour mën a jël rendez-vous légalisation mu nekk nag nouvelle boo xamee ne ñun vraiment dañ koy saluer parce que yàgg nañ ko kaas ak waa ambassade yàgg nañ ci toog ak ñoom waxtaan si yàgg nañ ci dem foofu wax leen ne leen dañ ñu daan raqueté ndax da ngay gis ku ñàkk 50 000 francs si appel téléphonique te mënuloo am rendez-vous pour légalisation ñeneen ñi démarcheurs yi di nekk si buntu ambassade ba di la laaj 100 000 150 000 pour légaliser benn nationalité c'est-à-dire que benn extrait de naissance ak casier judiciaire léegi niñ ko def nii yow soo ko jëlalee sa bopp donc tu payes même pas 50 000 francs donc sans autant que nga jaar si kenn te gratuite la te loolu ku ko xamul aussi tamit man soo ma yónnee sama WhatsApp wala dara mën naa la yónnee link bi gratuite bu yóbboo nga dëkk rajo Calabria foo mënti dëkk parce que loolu aussi tamit nekk na si chose yu nga xamee ne ñun ay bataille la yoo xamee ne bi ñu demee Sénégal toog fa loolu la ñu dem foofu ne ambassade bi loolu du yoon nit ñi mënuñu nekk fii di liggéey di fay ay taxes bokk si ñuy développé Italie ba pare ñëwaat Sénégal ay nit nekk si buntu ambassade di raqueté Sénégalais yi muy rendez-vous visa yi muy yii nii aussi tamit rendez-vous visa yi aussi tamit dañ ci def travail bu méttee ak ñoom ba ñu mujjoon ko changé ba léegi nii ñëpp a ngi koy jël gratuite online lañ koy def léegi bii aussi tamit informé nañ bërki démb email nee nañ ma sayete avant muy ñëw nii dugg naa si ba enregistré wu man ku si dugg léegi nii mën nga enregistré wu mais comme li ñu doon wax léegi ci di jëm ci préfecture yi di légaliser mais ñoom xanaa dañoo amul ab dégg-dégg ak ambassade bi nekk Sénégal ba ñuy bàyyi Sénégalais yi di jël seen i documents depuis Sénégal di ñëw di ko légaliser fii ci préfecture yi. non alors il faut que ñu def benn outil parce que préfecture boo fa yóbboo benn document xamuñu loo koy doyee préfecture boo fa yóbboo ñu lay authentifier d'ailleurs sax léegi gis naa sax ñun xawma seen fii mais vous mel ne Verona préfecture ba boo fa ñëwee léegi ñu rejeté la dootu ñu nangoo légaliser ti benn papier bu nga xamee ne papier sénégalais la et du yoon. préfecture yi ay papier italien lañ war a légaliser war ñu légaliser papier mais xam nga fii immigré yi dañuy jël kayit yi rek di yóbbu fu la neex mais imaginez ne consulat bu Milan amoo droit dem fa ne leen légaliser leen ma ñu bañ mais ñoom xam nañ ne li ñuy légaliser waruñu ko yóbbu ñun IMS wala ñu ko yóbbu si agenda ba wala dara ñu koy fay ko mais ñoom comme yow sénégalais nga boo ñëwee si consulat bi di légaliser lu dañ lay légaliser mais nag yow mi nga xamee ne yow yaa moom kayit bi nga yóbbu par exemple di def 730 yóbbu pour am code même code fiscal yi pour nga am ko si bu njëkk ba légalisation préfecture yi ak consulat la ñoo mais léegi amatul pourtant léegi boo demee si officier intraté yi dañuy bañ dañuy laaj kayit bu jóge sa dëkk bu am timbro ambassade donc loolu moo lay wane la valable mosul valable te baaxul il faut que ñu wax ko suñu mbokk yi aussi tamit c'est vrai que ñu si bari dañ naan xaalis bi ñu siy fay dafa bari mais dañoo war a fay xaalis yónnee ko Dakar ñu légaliser le papier bi mu ñëw loolu moo baax. mais toujours dafay jaar ministère des affaires étrangères ba pare parce que ñooy valider kayit bi. ministère affaires étrangères ñoo koy valider ambassade doo ko mën a légaliser. nga doo ko traduire yóbbu ko ambassade ñu légaliser ko. ok ñi nga xamante ne en général dañuy dem Sénégal nekk fa ay vacances parfois ñu am ay tolof seen kayit réer dañuy am problème même pour ñibbi si bay perte seen liggéey ak ñooñu lan nga leen di wax fan la ñu war a jaar pour bés bu leen loolu daloon. waaw loolu nag aussi tamit il faut que ñu wax ko ringresso yi aussi tamit loolu c'est des problèmes quand même. gis nañ ñu si bari ñun chaque jour nit woo ñu grand man damaa réeral sama permis ce jour nu may def ringresso yi daf du gaaw parce que ambassade bi day jël demande bi yónneewaat ko kastura bi te ñu si bari dañ naan réer na fekkoo ñu ngi fii yooyu tamit waa ambassade yeexaay bi yëpp dañuy def enquête si est-ce que kooku mi ngi fii wala nekk fii wala réer na wala réerul ba pare aussi tamit kastura bi doo ko tontu ambassade ñu doog la may visa lu mu tuuti yi gën a gaaw di nga fa def 1 mois am nañu toog 3 mois 4 mois des fois te duñu mën a am visa mu nekk ay problèmes yu nga xamee ne aussi tamit ay problèmes yu mag la mais yooyu yëpp c'est ay procédure la rek parce que ñu si bari sax duñu xam na la ñuy accéder si procédure yooyu ñuy def ambassade ba mais jarut ñuy fay qui que ce soit parce que c'est gratuit mën nañ ko am lépp gratuit parce que ñun aussi tamit dañu bëgg chaque fois loo bëgg def rek ne xaaral ma woo diw pour fay déedéet mais yooyu c'est des services yu nga xamee ne ambassade directement comme yi ngay wax ni permis de séjour ku ko réeral demal ambassade à partir de 9h lundi mardi jeudi vendredi
chaque matin 9h bu jotee dinañ jël lu mat 5 personnes. yu nga xamee ne ñi ngi am service boobu noonu chaque matin donc jarul fay qui que ce soit seulement que nit ñi duñu xam service yooyu nan lay doxale. ok comme ni may dellu si waat rek ci li ngeen xamante ne mooy cittadinanza yi en général nit dafay déposer cittadinanza am ñu woo ko mais avant muy jot passeport am mu dem Sénégal est-ce que loolu dañ ko war a defee wala ñu war a xaar ba jot seen passeport fii. def nga demande bu ko am solo loolu du yoon tegul si yoon te gis nañ si ñu bari ñu bloqué wu Dakar. waaw cittadinanza soo ko amee ba juraare ba pare. ñoo juraare ba pare passeport bi fii nga ko war a defaree. ñu si bari aussi dañuy jël seen doom yi parce que dañuy jàng ji wala amuñu jot ñu def juraare ba pare ñu nangu séjour bi ñu ne demal ñu xëy ne dafa bëgg passeport dem ambassade boo ambassade benn la non parce que fii nga waroon a amee passeport bi léegi ambassade dafa mujj obligé léegi. dina la ko nangoo defaral mais dina la fa toog loolu yàgg dafay mujj defal la résidence si ambassade bi loolu la ñaan inscription air après nañ ci dem ma wax la si affaire état civil bi. donc nga mën a def inscription yooyu ba pare soo defee inscription yooyu ba pare doog a mën a defar passeport mu nekk ay problème quand même am naa si ay cas Brescia fii ñoo xamee ne Brescia gii la woon yàlla def na jàmm ñu décroché ko. mais ak vraiment waa parce que dañuy ñëw foofu ñoom it aussi waroon jàng si maa ngi fàttaliku sax maa ngi leen di nuyu de passage. woo ñu après ñu dox si ay jéego ba yàlla def si ñu mujj vraiment gaaw defal ko lu gaaw noonu bañ koo jaarale procédure yëpp jox ko ay passeport mais du yoon. ambassade nee nañ man il faut que suñu mbokk yi xam ne ñu jël li ñuy def ne mooy dëgg mooy parce que fa nga juraaree foofu nga war a defaree sa passeport. mais bu dee juraaree nga pare ba am sa passeport te sa famille nekk Sénégal nan ngay def pour lijjanti leen seen i documents pour ñoom tamit ñu mun a bokk ci. waaye su dee da nga c'est-à-dire que ne su dee da nga am passeport avant ngay juraare. xale yu ndaw yi avant ngay juraare mën nga leen dugal si juramento bi. mooy soo déposé daal nga leen di defaale. voilà avant ngay juraare bu dee juddu nañ ba pare c'est-à-dire nga amoon doom bu am 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans da nga war a juraare war nga fexe urgence ñu ñëw nga ñaanal leen visa ak sa permis de séjour ak sa juramento bi noonu. loolu loi bi nangu na ko. ñu ñëw bokk si juramento bi mais boo xasee juraare ba pare nag moom c'est fini ñooñu leen rek lañ mën a xaar bu dee seen yaay day ñëw après wala seen yaay nekk fi ñu ànd ak seen yaay dugal passeport mais beneen affaire am na mooy ñoom bu dee yow da nga am nationalité ba pare. sa doom juddu après loolu nañ demaat si après si état civil comme ça moo wax la si. waaw c'est vrai mooy mën nañ dem rek continuer foofu rek. li nga xam ne état civil bi rek. waaw boobu aussi dafa nekk ay problème yu bëree bëri yu nga xamee ne ñu si bëri suñu mbokk yi duñ ko xam. mooy soo amee nationalité am passeport italien ba pare. sa doom yi nekk Sénégal nekk minorenne c'est-à-dire que am naa nationalité ba pare nag laa wax de. waxuma avant am naa nationalité ba pare doom yu juddu. donc bu juddu moo xam sa aawa la moo xam sa ñaareel la moo xam sa ñetteel la. mooy ñu juddu après nationalité. ñu juddu après nationalité. donc kooku italien la sans mu ñëw Italie. donc procédure la lañ koy defal boo nga xamee lan lañ tuddee transcription nascita comme ni ñu doon defee transcription mariage lañ koy defal moom it aussi da ngay ñëw Sénégal ànd ak yaayu xale bi indi copie littérale am def procédure doo si fay ñaar dërëm gratuite la aussi loolu. aussi tamit procédure la nga utal ko passeport italien yépp mu toog Sénégal. donc même bu dee sa jabar da ngaa nekk fii sa jabar mais day ñëw fii ba pare doog am passeport bi wala mën na bañ a ñëw toog Sénégal amee passeport am lépp parce que moom bi muy juddu papaam italien la kooku italien la. d'accord loolu lenn rek moo si problème mooy procédure la pour régulariser xale bi. mooy transcription nascita yi ma lay wax ne la yooyu yëpp état civil moo koy def. donc état civil bi aussi tamit li muy def bari na trop mooy c'est-à-dire que ne ñii ñibbi. sa doom yi ñibbi Sénégal seen passeport jeex. foofu lañ leen di defaree passeport parce que amoon nañ passeport pour renouveler ko c'est pas la peine alors foofu aussi tamit nañ ci joxe benn information ñu bari dañuy defar ay passeport dugal ko ci armoire yi loolu amul benn njariñ passeport bokkul ak séjour. séjour mooy jeex ñu renouveler ko mais passeport bu jeexee buñ ko soxlawul jarul ñu koy renouveler ñu ci bari suñuy ñoon aussi. dañ koy renouveler di denc ci armoire. voyage la ñuy doyee passeport. passeport pour voyage la nationalité boo ko amee bokkul ak permis séjour. permis séjour la ñuy yokk mais nationalité kenn du ko yokk. c'est-à-dire passeport bi xam nañ ko am ba pare xale bi ñibbi na toog na Sénégal soxlaagul passeport jarul ngay fay say 100 euros 150 000 di ko fay di ko defal timbre passeport denc ci armoire bi amul benn solo loolu information la bu nga xamee ne ñoom waa ambassade casse-tête yi foo xale yi di bari ñoo ma koy parce que ñoom dañuy bëgg chaque fois li ñuy jël difficulté yi ñuy am ñu ma koy jox ma koy relayer Sénégal dañ naa ma carrément sa waxal sama mbokk yi ne leen xale yi comme dañuy ñibbi si te ay nationalité la c'est pas l'appel ñu leen di yokkal seen passeport yi amul njariñ bu dee na xale yi dañoo bëgg a voyager waa kay ñu
ñëw defaral passeport mais yow sa doom am na nationalité ba pare mi ngi Sénégal toog na fa di jàng ngay yokki passeport dañ sa armoire peut-être ñàkk xam la aussi daal dañuy yaakaar ne Suisse kadee dañ ko war a defaraat. non c'est à cause de ça. non waaw li jëm tamit aussi ci mbirum këyit yi gis nañ ne que légalisation rek laa lay wax daal nit day déposer document bëgg légaliser mais mun na fa def ay 2 mois 3 mois mais lan moo waral retard boobu yëpp. c'est-à-dire que ne légalisation yi dafa am ay démarcheurs yu nekk buntu ambassade ba yu jëloon marché bi yore ko. ñun bi ñuy ñëwee ñu. non dama doon wax comme par exemple mun na dugg ba pare sax. non loolu ça n'existe pas non. loolu kooku ki nga jox papier bi moo lay wax ne la. dugal na ko mais c'est pas vrai. day fekk dugalu ko donc voilà ça moom c'est pas vrai. kon ñoom ñoo lay gëmloo. ñoom ñoo démarcheurs yi benn groupe la. bu jëloon monopoliser ambassade bi. yore woon ko ñoom jël comme man li may def ni ñoom ñu jëloon ko naj ko téye ko. di si liggéey. dañ ko monopoliser woon quoi léegi yow bu ñu téye sa këyit na la noo dugal nañ ko ambassade dafa yeex 2 mois c'est pas vrai. li fa gën a yéex bu ñu dugalee ambassade 30 jours lay doon. 30 jours. boo dugalee boo fayee bañ jox la reçu bi gën a yéex 3 semaines la woon après ñu def ko 4 semaines te dernièrement ñu wàññiwaatoon nañ ko tuuti sax mais 1 mois du ko romb. du romb 30 jours. parce que parfois la ngay gis ko dugal document am lu yàgg balaa moo ñëw mooy. non loolu lépp ça mooy li ma la wax rek casse-tête la yu nga xamee ne. ñun def nañ ci travail bu nga xamee ne boobu ba léegi. donc mu nekk travail bu nga xamee ne sincèrement ñëpp a ngi siy gis seen bopp quoi. ñu informer ñëpp ne leen carrément loolu amul même les prix même légal système ni ñuy légaliser yëpp ñun dañ ko fexe woon ba def ko suñu page Facebook nit ñi di si accéder gratuit. am na aussi benn problème boo xam ay problème sa laay wax sax lu ñu yàgg dund la nga xamante ne am na ay sénégalais yoo xam ne dañuy nekk fi di fii liggéey ba yàlla def ñu génn àddina seen njaboot nekk Sénégal en général dañuy am lu ñuy verser mais seen njaboot pour ñu jot ko ay problème yu mag la noonu loolu est-ce que am na yeneen solution yoo xamante ne que dina tax nit ki toog ba Sénégal mun a jot li nga xamante ne moom la waajuram bàyyi fii wala soxnam wala jëkkëram. non mën na nekk bu njëkk ba comme ni nga ko waxee dëgg la dañ daan jëlee ay notaire jaar gauche droite mais léegi patronat yi ñu ngi Sénégal donc y a pas de problème ambassade am nañ une cas ñu ngi fa yenn patronat donc système boobu ngay wax noonu. ñun depuis bi ñu demee ba léegi ñu ngi ko doon tas sax di ko divulguer di ko wax ñëpp ne leen donc jaratu ko mën nga toog Sénégal sa pension héréditaire yëpp nga koy jot ngay demander donc li ñu la laaj rek mooy chaque 6 mois nga dem ambassade renouveler ko. certificat de vie collectif ngay def ak certificat de vie individuel wane ne yaa ngi dund ba tey yow mi fayeeku pension bi ak xale yi. boo demee ambassade renouveler ko dans 6 mois ak sa compte courant. donc ñu lay envoyé pension bi amul benn problème ñu si bari dimbale nañ leen ba wax leen ne leen ni ñu koy defee. am na sax ñoo xamee ne dañoo amoon problème pour toog ay 5 ans 6 ans 7 ans ñu fexe ba wax leen nañ ñëw ñu rappeler ko. bind IMS waaw am na pas lu bari mën na nekk mën nga pension hérédité boo xamee ne papa bu nekkoon fii di liggéey. wala doom wala kenn ku nekkoon fii di liggéey ak njabootam nekk Sénégal amuñu woon séjour ñëwuñu fii mën nañ accéder ci pension bi sans problème gratuit te duñ fay kenn ñaar dërëm. mais loolu day fekk tamit soxna si ñu am certificat de mariage. mais loolu procédure la certificat de mariage même ki dee mën na am certificat de loolu yooyu yëpp procédure la. non bu dee fekk amutoon. même boo amuloon te dee mën na nekk. am na loi Sénégal mayee na ne. am na procédure mais amu woon certificat de mariage mais am na témoin si jàkka ja. am na ay sénégalais yu mën a témoin ne kii jabaram la woon ak say doom ak say preuve bu ñu demee si mairie bi defal leen non inscription boo demee si juge tribunal départemental ba da leen defal mariage boo xamee day ànd ak jugement. daf koy si tënkaale yoolu wane kii dafa gaañu mais daf ko yeexoon a enregistré. donc da ko y a pas de problème lu baax lay doon. am na problème yoo xamante ne tamit aussi Sénégal yi dañ koy jànkoonteel sama mbokku jigéen ñi laa mën a wax sax dañuy gis fii góor ñu bëri ñoo xam ne dañuy am nationalité nga xamante ne benn jabar la ñuy am mais après dañuy dem ba si biir dem Sénégal takkaat keneen est-ce que yoon may na leen loolu soo amee ci tàddinaan sa ba pare dem defi loolu. si yoon may na la ko si Sénégal nga takk sa ñaareel sa ñetteel sa ñeenteel mais pas question que ni moom kooku amul lenn lu mën a gore ñaare fii. non comme par exemple yéen ngeen def seen certificat de mariage fii. ngeen am seen certificat monogamie. waaw loolu nga am ca ci tàddinaan sa. loolu c'est ba pare demal Sénégal def loolu. non loolu moom jalgati la. loolu bu la ku jigéen ki attaqué tribunal donc nga ñàkk loolu moom jalgati la mais su dee dama ñi ngay wax ne fii la ñu marié def seen monogame kooku c'est autre chose mais ñi marié Sénégal. wala mariage Sénégal
nekk ay polygame am nañ droit ñu am seen 2 femmes 3 femmes 4 femmes seulement que je répète encore mariage ku ko xas a am fii ba enregistré sa jëkkër ak sa jabar pour nga dindi ko moo gën a nekk casse-tête bu ñu am ñun si ay kayit ñu si bari des fois ma gis jigéen woo ma sàcc si pet woo ma sama jëkkër daa takk ñaareel leen daf ma menacé mënta ne mariage kenn mënu ko tas ku dul tribunal te tribunal bu ñu koy tasee dañ koy teg si condition yu leer comme bëccëg. mooy ñi nekk fii wala mooy ñi nekk fii. kenn mënuñu toog fii nit yónnee kenn mu tas sëy mënta ne. day fekk ñu defee certificat de mariage bi fii. non ñu defee ko Sénégal par exemple mariage yi ñu defee Sénégal yëpp. ñëw si reconnaissance familiale wala ñëw fii nii. ñëw toog fii rek dem tase ko Sénégal wala ut këyit tas ko noonu wala ut këyit si mairie tas ko mënta ne. il faut sentence mu génn tribunal procureur signé ko mu jaar greffier jaar fi mu war a jaar fi yëpp ba pare sax mën na am sentence sax ñu xaaraat yeneen 6 mois ba xam ndaw si day def appel mu gën a nekk casse-tête si luy nekk casse-tête si këyit yu ñu ut te tribunal Sénégal yi dañ si jël ay mesures yu sévère ndax man gis naa ay nit di si courir bëgg see fay xaalis bu lu jeex mu tëleen man gis naa sa ñun si ndax sax ñu siy laaj xaalis ne la kaay mais mënoo ko am parce que lu jafe la parce que benn juge du tëb tas sëyu jàmbur te kooku ñëwul kooku boo ko attaqué juge bi day am problème donc c'est des problèmes yu nga xamee ne ñu si bari fii man gis naa jigéen des fois ñu bari ñuy tiit loolu wala dara mais il faut que ñu tranquilliser wax leen loolu mënta ne sa jëkkër mënta ne sëy bu ñu xasa takkay fay ba ngeen ñëw ba am reconnaissance familiale am lépp nekk fi yéen ñaar bu dee d'accord ngeen tas ko à l'amiable yéenay dem ba Dakar si kanamu juge bi ngeen toog yéen ñaar d'accord signé yéen ñaar ñëpp ne waaw ñun dañu bëgg a tas sëy bi dans l'amiable soo amee nag contestation ngeen bëgg a tas tamit mën ngeen ko tas normal am na loi pour tas ko normal am nga droit yu ku jigéen ki demander divorce bu bañee nga yónnee ko kayitu huissier. donc yooyu yëpp c'est des procédures yoo nga xamee ne ñu ngi fa divorce mën nañ ko tas mën nañ ko am na voie normale c'est-à-dire c'est long nag. donc fi ñu ko defee rek foofu lañ ko mën a tasee. kese foofu lañ ko mën a tasee. am na sax yu ma si gisoon ñu tas ko fii mais day laajaat mu jaaraat tribunal Dakar. day jaaraat tribunal Dakar gis naa si ay cas yu nga xamee ne. day commencé fii waaw ñu yeggalee ko fee parce que sentence bi la ñuy jël fii yóbbu ko Dakar traduire ko légaliser ko juge bi xool ko ba mu d'accord doog ko d'accord accepter ko te juge mën na ko rejeter aussi. voilà. waaw parce que fii dañuy gis toujours aussi ñu baal ma rek mais il faut ñu dugg ci yenn affaires yi waxtaan si dañuy gis nit di indi nit fii. fekk sa du soxnam mais fexe ba defar certificat de mariage ba indi ko fii ñooñu dañuy dem ba si biir dañuy bëgg a tas ñooñu lan nga mën a wax si ñooñu tamit. mooy problème yi ma la wax nii rek mooy c'est-à-dire que ne il faut que fekk sa duñ seen jabar mais pour am kayit la il faut que soxna Sophie aussi tamit ñu wax ko ndax ñun aussi tamit suñu dem si tubaab bi di kaas di wax il faut que aussi tamit ñuy wax lii am ñuy wax dëkk bi aussi suñu mbokk yi ne leen ñu am na si yoo nga xamee ne dañ ko war a bàyyi ndax casse-tête yi ñu tubaab yi di créer chaque fois li koy gën a indi mooy li ngay wax nii. man damay toog waa ambassade woo ñu parce que li may kaas dafa bari ba ñu comprendre ne ñoon ñii mais dañ may génneel ay preuves yoo xamee ne man sama bopp damay tiit mënu ma ko wax. damay rus ndax lu nekk lañ leen di indil foofu di leen ko fa def lu nekk ngay gis ñaar nit ñu bokk ndey ak baay ne ñoo jur xale ñaar nit ñu bokk ndey ak baay ne ñoo jur xale nga gis ay ñoo xamee ne koo xamee ne doomam da koo magee 13 ans wala 14 ans nga gis loo xamee ne dañ ma koy tegal ci kaw taabal ji nii mu nekk c'est des choses yu nga xamee ne ñun aussi dañ ko war a dénoncer war ñu ko accepter parce que loolu mooy tax fi mu ne nii tey jii boo dugalee visa ñuy dem si mairie ba di xool. di léegi sax commencé nañ leen di def sax ay prise de sang commencé nañ ko léegi nii. ah bon si prise de sang pour xool ndax pour xool ba xam yaa ñu bari temps yi yónnee nañu ay aviso yu mel noonu bu ñu xoolee dossier bi xaw leen naqar rek ñu def loolu te loolu di nga si dépense lu mu tuuti 1500 euros ndax di nga dem def sa bos fii yow Italie moom mu dem def ko Sénégal ñu xool ba xam est-ce que sa doom la wala déet mu nekk ay jafe-jafe yu dul jeex chaque jour nit indil ñu si ay cas mais ñun xam nañ ne problème bi suñu biir la daf see bari ay nit yu nga xamee ne dañu nekk suñu biir du ñu def lu nga xamee ne moo tegu si yoon te loolu dañ ko war a dénoncer te loolu teguwul fenn bari na si ñu bari ñoo xamee ne ay këyit yu lëj rek la ñuy yóbbu si biir. parfois nag xam naa dañuy bëgg dimbale mbokk yeeg yooyu rek mooy waral. waaw mais nag loolu moom dañ koy cautionner loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu parce que aussi tamit nañ waxante dëgg. li ma la wax nii la mooy visa yi lu tax muy gën di yéex ambassade loolu ko indi. lii ngay wax nii moo ko indi. bu njëkk ba 20 jours lañ daan toog visa yi génn 2 mois visa yi génn léegi ñu ngi si ay 4 5 6 mois parce que ñoom aussi tamit ils ont li ñu wax boo neexul na dégg
soo fa demee toog ñoom rek da ngay xam ne li ñu la wax neex na dëgg dañ naan la directement yow sa bopp da ngaa bañ a wax rek waaye xam nga sa mbokk li ñuy def te loolu aussi tamit il faut que ñu dénoncer ko. il faut que ñooñu aussi tamit ñu koy wax nit ki bu dee amuloo këyit bu baax am na procédure pour nga defar sa këyit nit ki bu dee sa doom da nga amoon doom te yaayam sëyu leen woon am na procédure am na koo xamee ne sa jabar am na procédure nga dem tribunal ñu defal la këyit bu baax procédure yëpp am na pour nga def lu baax donc jarul jënd ma sàmba ma dem parce que dafa am nag ñoo xamee buntu ambassade lañ toog rek yore seeni saak. loo leen fay ñu defaral la boo bëggoon signature Macky Sall sax ñu indil la ko. ah bon kon ñoom moom macha allah waaw dëgg la ni nga wax ni vraiment rafetlu nañ ko te leer na bu baax je pense que nit ñi dinañ comprendre fi ngay waxee mais aussi bëggoon naa xam rek ñii di def yooyu genre di jël document di marié koo xamante ne que marié wu leen genre faux document yooyu est-ce que suñ demee ba découvrir ni que li nga def nii ki nekk fii en Europe que li nga def ni baaxul est-ce que du lay indil ay gàllankoor fii ci réew mi am na ñu si dénoncé am na si ñoo xam ne dañ lay dénoncé directement Castro bi nga am compétence bi nga am résidence. bu boobaa mun ngaa yàq say këyit mën nga yàq nga dem tribunal waaye lépp mën si kay am na si ñu nga xamee ne dañ leen di dénoncé parce que am na si ñoo xamee ne des fois ñu jël doom ne ñoo ko jur bu ñu leen laajee prise de sang ñun li ñu leen di conseil bu leen dem bàyyi leen dossier bi ñu rejeté ko donc voilà am na si nag ñu nga xamee ne bu ñu leen précaré aussi tamit xam nga tubaab dañu gëm justice moom dañuy jébal kayit yi sa castor de compétence mu jébal ko tribunal nag doo ko décider. c'est intéressant parce que ñu bëri xamuñu woon ne que prise de sang dafa am kon loolu tamit dinañu occasion la pour ñu bëri xam ko ñi nga xamante ne. am na ñu bari ñu yónnee fan yi ay aviso di leen defal prise de sang ñu si bari man nii chaque jour nit dañ man leen si ils sont commencé nañ loolu dañ koy def. loolu mooy wane ne que léegi kon amatuñu benn kóolute ci ñun. non loolu moom amatul moom. loolu la parce que bu njëkk da nga daan ñëw rek dugal document mu jàll dem mais léegi. 20 jours le visa yi daan def maximum 1 mois maximum mais léegi nii depuis bi ñu commencé découvrir loolu li ñu commencé découvrir yu bari yooyu noonu donc dañu commencé di vérifier di dem si mairie yi di xool sax est-ce que yaa jur kii di yónnee ay lettres mairie yi boo tontuwul ñu yónnee procureur départemental. te procureur bi il est tenu mu bind officier d'état civil dina ko wax këyit bi est-ce que c'est vrai mi ngi si mairie bi wala déet obligatoire. dëgg la li jëm si li nga xamante ne tamit mooy ambassade bi dégg naa temps yi dañoo changé fi ñu nekkoon léegi fan lañ nekk parce que pour jot leen ak nan ngay def pour. non lieu de dépôt bi mi ngi nekkoon Lamine Gueye donc léegi dañ ko changé VFS ñoo ko resoon xam nga dañu am benn agence intermédiaire bu nga xamee ne. dépôt visa yi ak retrait yëpp fa lañ ko daan defee mais foofu dafa xatoon dafa nekkoon centre ville avenue Lamine Gueye la nekkoon. léegi dañ ko yóbbu Ouakam en face hôpital militaire yi. donc après IHO noonu rek la nekk si benn immeuble bu ñu naan immeuble c'est route de Ouakam foofu la nekk seen numéro téléphone aussi tamit changé nañ ko donc ñu si bëgg am si accès di te amuñu ko yëpp bu ñu duggee si page Facebook wala sama page man bu ñu ma ko yónnee ma jox leen ko. dinañ ko gis rafetlu naa loolu waxtaan bi leer na li nga xamante ne rek moo ci xawoon ñool yëpp wax nga ñu ko expliqué nga ko yëpp mu clair macha allah mais comme que yow la nga nekkoon immigré damay tourner page ñëw sa côté tuuti en tant que immigré nga nekkoon fii yow lan moo la sabab ba nga tax nga bàyyi fii dem Sénégal installé wu foofu parce que ñu bëri ñu ngi bëgg dem mais dañoo ragal. si mais donc waaw loolu aussi tamit xam nga ragal boobu noonu li may wax chaque fois mooy retour des Sénégalais si ñun dañ si ñaax sa ñaax nit ñi pour ñu def si même gouvernement sax ñun dañu yàgg a toog si association yi il faut que ñu organiser wu pour Sénégal yi retourner parce que gis ngeen dëkk bi ñu demee te ñun kenn ku nekk mën na def entreprise individuelle man Tita bi ma doon liggéey suma patron Tita bi dafa ne moom dafa demoon Germanie liggéey tuuti am ñëw jënd kër bu ndaw Verona ubbi benn agenda bu nga xamee ne agenda bu ndaw la 2 personnes 3 personnes ba tey agenda bu mu ñëwee ñu nekk ay 50 60 personnes mu ne ma noonu ngeen war a def loolu nag xaw ma tuuti ñun aussi tamit ñu toog ba nga xamee ne yàlla def na ni def nañ lu ndaw ñu regroupé ak njaboot gi ak soxna see xale yépp ne leen nañ dellu dëkk ba installé toog fa mais regretté wuñu ko voilà regretté wuñu ko te dañuy ñaax ñëpp aussi tamit ñu jaar si tànk yooyu ndax tukki neex na trop waaye nag ñibbee ko gën parce que Sénégal naqari naa liggéey mais soo amee départ liggéey fa. waaw monsieur Sall comme li ngay wax rek ci secteur bi ngay liggéey tamit foofu au niveau du Sénégal bëggoon naa xam ci ban secteur nga nekk foofu.
donc si secteur hôtelier bi laa nekk man dama defar sama hôtel bopp bu nga xamee ne maa ngi ko tuddee Salle Africa Tourisme. Salle Africa. fan la nekk ci Sénégal. à Saly à l'entrée de Saly. donc y a un grand tableau boo ñëwee rek boo gisee di nga gis Salle Africa Tourisme si booy dugg Saly. waaw mais bu nga nekkee foofu installé fa ça fait 7 ans bi nga ñibbeeg léegi yan jafe-jafe ngay jànkoonteel foofu wala lépp dafa ñëw rek macha allah. non au début c'était dur quand même aussi pour avoir la licence pour installer pour construire donc voilà comme difficulté yëpp yu am fépp mais après au bout de 2 ans 3 ans ñu commencé et puis c'était un secteur bu ñu xawoon a xam tuuti ñun avant ñuy ñëw fii fa lañ nekkoon si loolu lañ nekkoon. ñu xam ko et puis ñu dem ba créer affaire bu mel noonu machallah quoi vraiment on touche du bois mais sant yàlla c'est un secteur bu nga xamee ne on est tout le temps plein les week-ends donc voilà ñu ngi sant bu baax au début nag c'était dur comme ni ma la waxoon voilà c'était dur et puis bon pour instaurer aussi Sénégal il faut un peu de moyens mais comme ñun dañu préférer woon investir ci côté boobu noonu regretté wuñ ko parce que dinaa am benn anecdote sax moo la le préfet bu mu déplacé woo di def ndax moom day jékki-jékki rek di def tour ak waa service d'hygiène gendarmerie ak sapeur bu mu ñëwee gis Salle Abdoulaye affaire bi kii quoi mu ne si suba ba léegi mi ngi wër mais yi mu gis yëpp ay tubaab la moo affaire bi impressionné ko daal mu ne ma après man wax ko ne ko immigré Italie mu ne ma il faut dire sa xarit ñu ñëw installé nii parce que li nga def nii vraiment affaire la bu nga xamee ne lu baax la te vraiment secteur tourisme Sénégal secteur la bu baax ah ça dépend fi nga koy def ak yooyu mais secteur la bu baax waaw c'est léegi vraiment bu ñu élargir autoroute bi day ñëw ba Saly donc dans 1 heure de temps lu ci bari day ñëw week-end yi léegi day sénégalais dañu bëgg tourisme sénégalais yi léegi dañu bëgg dem di noppalu ko ji bu njëkk ba sénégalais yi xamuñu woon loolu léegi sénégalais dañu bëgg dem week-end dañu bëgg a accéder si dem samedi dimanche ànd ak say doom dem piscine dem géej changer air léegi sénégalais yi dañuy fees del si Petite Côte bi donc hôtel dañuy fees del samedi tey ji heure bi nii maa ngi gis léegi sama message téléphone fépp fees ça c'est bien c'est un secteur bu nga xamee ne li si manqué rek mooy ñu gunge leen donc voilà mais c'est vraiment ñun regretté ko te mën nañu wax jeunes yi fi nekk yépp bëgg a investir mën nañu investir si loolu. merci beaucoup monsieur Sall ma kontaan trop ci sa teewaay fii ci plateau bi ma bàyyi la rek nga wax sa dernier mot. voilà soxna Sophie maa ngi leen di gërëm di leen sant voilà c'est seen émission bi chaque fois damay nekk Sénégal di ko suivre di xool li mu demee di gis ni seen jàmbaarteeg sa xarañ gi ngeen di doxal voilà ñun dañ lu dul di leen wax rek ne leen. téye rek bañ a bàyyi di wax suñu mbokk immigré yëpp voilà ñun ay ndaw lañ seen xarit Ablaye Sall amuñu ku si am procédure boo bëgg a def Sénégal te xamuloo noo koy defee foo mënti toll si àdduna bi boo ñu bindee message ñu tontu la bëgguñu sax nga xam ñu gratuite donc foo mënti toll nga soxlaa boo soxlaa sax ab document bu nga xamee ni par exemple formulaire la wala dara boo xamee ne dañ la ko daan jaay gratuite boo ñu yónnee sa email formulaire bi laa soxla ñu yónnee la ko dama bëgg a inscrire samay doom dama bëgg ñu résidence ñu changer leen ko dama bëgg a def loo si bëgg a def boo ñu ko waxee ndax procédure bi ñuy def ambassade amul lenn lu ñu siré donc casse-tête yi ñu daan am bu njëkk ba moom la ñu fexe woon ba nga xamee ne moo bañ a amati escalier nit ki day toog rajo Colobane wala Brescia bëgg a inscrire ay doom bind message ñu inscrire ko mu dem te du fay bon même buy fay sax mu fay lu ndaw mais pas question que nit ñu daan def di ñu raket donc di leen gërëm di leen sant di nuyu waa Brescia yëpp nag ndax Brescia sama fief la woon fii laa wàccoon donc ba tey ma ñëwaat fii def fi émission bi dama si kontaan trop di leen nuyu di leen sant di leen gërëm. merci beaucoup kooku doon monsieur Abdoulaye Sall comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi rek immigré bu nekkoon fii Verona di jàppale immigré yi fi nekk mu dem nag depuis 7 ans nekk Sénégal installé wu foofu dinañ leen woon tamit li ngeen xamante ne moom la fa defar lu mu investir foofu di fa liggéey ubbi secteur am foofu lu jëm ci secteur tourisme si lay liggéey ñu koy gërëm bu baax a baax mais terewul tamit mu ngi continuer toujours rek di jàppale li ngeen xamante ne mooy immigré yi muy dem ci ambassade Colobane ak ñoom di leen di jàppale si seen i document ak lu mu mënta doon rek lépp loo xamante ne soxla ngeen ko lu jëm ci document au niveau du Sénégal mu ngeen ko woo ci numéro bi ma leen di répéter rek c'est le 00221 77 479 10 88 ñoo ngi koy remercier bu baax a baax di remercier tamit ki nekkoon ci technique bi muy monsieur Augustin Faye di leen jox dig daje nag ci beneen émission di nuyu tamit aussi ñi nga xamante ne mooy restaurant chez Ibrahima Mbengue dalal ñu fi tamit di koy remercier bu baax a baax